mbokk téléspectateur yu ITV ñu leen di dalal jàmm seen émission kenn askan wi di jégalu bu baax a baax ci retard bi ndax ku ñuy dalal mooy maître Djibril War nekk membre ci commission des lois bu assemblée nationale foofu sax nga jóge maître moo waral tardé bi n'est-ce pas. Effectivement. Est-ce que mën nga ñu nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi. waaw maa ngi nuyu waa askan bi mbokku Sénégal fépp ak suñu mbokk yi nekk tamit bitim réew ñuy wax diaspora di leen masawu coono di leen yóbbal tamit sama ngërëm ci taxawaay bi ñuy taxaw ginnaaw bi mbir mi nga xam ni moo daanu suñu réew di nekk fu nekk tey ci àdduna bi di lëmbee jaaxal nit ñi konte bi loolu amee suñu borom ak dogalam waaye tamit nit ñi ak kilifa diine yi ak autorités yi nga xam ni bi mu amee jël nañ ko ci gëm yàlla ak dal waaye tamit boole ko tamit farlu gu mat sëkk bi nga xam ne askan bi ñu ngi koy def ni mooy coronavirus bi nga xam ni tey jii wax dëgg yàlla moo tax ñëpp àdduna tey taxaw pour mën a xeex ak moom pour daaneel ko. laataa ñuy sori ci waxtaan wi dañuy ñëw ak Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale mu faram-fàcceel ñu point du jour jëm ci wàllum coronavirus. tey alxames ñaari fan ci weeru avril ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu examen yi xamante ne moom laa leen di jox léegi. ci téeméer ak ñaar fukki ak ñett téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari test juróom ñoo ci positif juróom yi ñaari cas importé la ñett yi cas contact la yu ñu doon suivre ma leen di yëgal itam ne tey bésu tey bi fukki patient yu doon faju wér nañ danañ leen génn tout à l'heure ñu yëgal ne malade yi nekk ci hôpital yi faju seen yaram mi ngi yëg tan bu ñu xaymee tey ba ñu commencé ak léegi am nañ téeméer ak juróom-ñeent fukk juróomi cas fii ci Sénégal juróom fukki ak juróom wér nañ kenn ki mooy suñu mbokk Pape Diouf bi fi suñu borom jële ak benn cas bu ñu évacué may yëgal ne fi mu nekk ni téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñoo nekk ci hôpital di faju ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi leen di demander ngeen continuer di respecter consigne li leen jox pour que xeex bi ak coronavirus bi ñu mën ko gagné. alors maître Djibril War nga nekk tamit député bokk ci membre commission des lois bu assemblée nationale tey Sénégal amaan na yeneen juróomi cas ci coronavirus. waaw nga may ma ndokkeel ñi nga xam ni ñoom la yàlla nattoo bi mbir mi amee ñu nekk doomu réew mi. ñoo xam ñi fi nekk ak ñu nekk bitim réew mais maanaam ñi nga xam ni mooy kuréelu fajkat yi ak ki leen jiite maanaam muy gouvernement bi ministre de la santé et suñu frère Abdoulaye Diouf Sarr da ko yóbbante sama nuyu ak suñu taxawaay ci wetam moom ak ñi mu àndal dëgg la comme ni ñu ko waxee woon rek bi nga xamee ni mbas mi ñëw na fii suñu dëkk président de la république ginnaaw bi mu dalee xel jël ay matukaayam wax li ñu war a doxalee ne woon na lépp loo xam ni ci mbir mi nga xam ni mooy lam àdduna bi daañ ci jox lépp loo xam ni nit ñi war nañ ko mën a am ci ay information yaakaar naa loolu ba léegi jógu ci et nit ñi nga xam ne seen xel xawoon na jaxasoo kon lépp li nga xam mi ngi xew li ngeen yàlla mu nekk jàmm et ñu ngi koy jot ministre bi ñoo ko déggandoo man ak yow am lu mu jot a wax ci xayma bi
ni ñu ci mën a jàpp rek mooy du ñu taxaw mukk di fëgg dañu ne def nañu ay jéego yu mag a mag ndax dëkk yi nga xam ni ci wàllu taxawaay ci wàllu koom-koom ci wàllu aussi am ay maanaam ay kuréel yoo xam ni ñooy yore ñi nga xam ni ñooy yore jàngoro muy hôpital yooyu am nañ ko taxu tey gis nañu li fa am kon mënuñu lu dul sant yàlla bañ a nelaw tamit bay àndoor kenn talul nelaw sax mais yaakaar naa ni ni mu koy xaymaa nii ñu koy dégg xel nanguñu na ñoom ginnaaw ñoom waaw góor la ñu war a mën a wax am nañu yaakaar ni muy doxee nii maanaam bu ñu limee ñi nga xam ni ñoo koy am compte sax fan yi yëpp daañu xayma wax na am lu ñu ci yokk mais bu ñu fàtte ni boo defee ratio bi par exemple maanaam boo jëlee maanaam rapport bi nga xam ni mooy ñi nga xam ni ñoo ko amoon ñu xool ni ñu ko amee mu wuute lool dañuy wax yenn saa ay contact wax communautaire. wax importé beeg yooyu yëpp. bañ a aussi di jël nit di leen ñagas ak yëpp di leen maanaam. stigmatisé donc newutuñu foofu mais daal li ma jàpp rek mooy que fi mu toll ginnaaw bu ñu masawoo coono dëkk yi nga xam ne dal na fa ñu xool ni mu mel mu ñu rek di sant suñu borom di gën a am taxawaay bi ci mat sëkk ci ñi nga xam ni ñoo yore wàllu nguur gi yaakaar naa ñi ngi def li ñu mën askan bi tamit yaakaar naa ne bu ñu tëralee ay ndogal ay sart yoo xam ni moo méngoog jamono ji ak gis nañu tamit wax dëgg yàlla ñu ngi koy topp kon yaakaar naa ni xanaa di gën a góorgóorlu rek di topp li nga xam ni moom mooy dénkaane yi et également di moytu terewaay yi daal. alors taxawaayu assemblée nationale maître démb ngeen joxe chèque juróom fukki millions ci suñu xaalis 50 millions. nekkul lu tuuti. waa xam nga jëf moom du ndaw ci sama xalaat bu gàtt député yi dégg naa sax ñuy wax naan député yi seen salaire nañ ko joxe nañ ko wàññi député sax ci askan bi la ñu bokk mais yaakaar ni moom laay wax démb di ko wax tey di ko wax suba yaakaar na même bu dee sax ñoo ne xeeb nañ ko mais ñooñu di wax man bëggoon naa yéen journalistes yi ngeen di jël seen micro di laaj ñooñu di wax di xabaar yooyu fi ñu dëkkee lan la ñuy joxe ñoom parce que nit député bon ndawu askan bi la am na lu ko yàlla am lu ñu ko jox maanaam ci wàllu li muy liggéey muy salaire am sax ay dàmpaay la parce que su ma xoolee ni député yi ngay gis nii xaaruñu ba lii am ñu jël seen alal di ko joxe parce que man su ma xoolee sama wàllu bopp te am na ñu ma raw fuuf ci xër boobu mais député yaakaar naa ni salaire am tey parce que damay tukki ci ay dëkk parce que léegi da nga maanaam lu jox ci débat bi mais seen am ak li ñuy nekkee député boo ko xoolee amul ku koy escorter ba kenn du ko mën a daj ñoom yàlla moo leen nattoo loolu ñu baaxoo ko daj askan bi xaaruñu ñoom sax bàyyi jàngoro yooyu di am ñuy seen taxawaay ci askan bi parce que man xam naa ci dara. député laa yoroon naa ay responsabilité mais yaakaar naa ni député yi fu ñu joxee loolu symboliquement yaakaar naa ni guddi yi ñuy toll ku ci fayeeku boo laajee seen waa kër yaakaar naa ni bu dee ñeenti cër la ñett yi mi ngi ci mbedd yi. alors juróom fukki yi député yi la ak président de l'Assemblée nationale vice président yi wala lan est-ce que mën nga ko leeral askan wi. waaw xam nga li ñu ko defee woon bi mbir mi amee président Moustapha Niasse di ko nuyu au passage daf ci waxtaan rek bureau bi ak président yi bi mu ko waxee sax fekkoon sax ñu bari ci ñoom commencé nañu taxaw seen dëkkukaay mais loolu bi mu amee ñu ne léegi ni ñu koy xayma ñi nga xam ne député la ñu yorewuñu ay responsabilité yaakaar daañu joxe lu mu néew nag laa wax parce que qui peut le plus peut le moins lu mu gën a ndaw ñu daal bëggoon ñu daal bu mënul yokk tam mu nekk 50 000 mu nekk fukki junni ginnaaw loolu sax jigéen ñi demoon nañu sax ba seen wàllu bopp daal dem seeti ministre bi maanaam joxe ñoom tamit seen wàll mu ne woon 2,7 millions ci li ma yaakaar. les femmes parlementaires. femmes parlementaires yi. ma ni bu jigéenu Sénégal ku ci nekk jëloon ñaar fukki dërëm parce que am na ñu ngi sax ñu naan jigéen ñi daal ñoo nay 2,7 millions ñu nekk ay député mais yaakaar naa ni
mbir mi sax aaju rek ci député yi parce que député yi ci askan bi la ñu bokk ministre yi ci la ñu bokk président directeur général ci la ñu bokk mais fonctionnaires yi journalistes ñëpp ci la ñu bokk yaakaar naa ni waruñu ko sax yamale en fait ci nga xam ne ñoo maanaam ñoo nekk ci ay kuréel mbir mi am tey parce que corona buy dal nit xawlu ndax kii mbokk journaliste la am ndax mbokk député la am wala ndokk ministre la am wala ndokk waa parti bi sax ci wàllu boppam parce que parti bi sax démb sax dégg ñuy wax tamit que parti bi aussi war ñu participer donc député yi ni ma ko xayma 50 millions yooyu ñu joxe minimum la mais te loolu dooreel bi la yaakaar naa ni tamit ni ma leen xamee. parti bi maanaam mooy APR. parti bi ci boppam am na lu ñu war a joxe ñoom. am na sax commencé woon nañ ko joxe je crois bien. commencé woon nañ ko. waaw commencé woon nañ ko da ngeen ko war a mottali. voilà donc yaakaar naa ni bi mbir mi amee compte sax assemblée yu joxe ndigal bi ibbi woon nañu kii bi ne woon fa le ministère de la santé am na ñu bari ñu fa jaar joxe sax yu takku xëy na parce que am na ñoo xam ne ñoom du ñu wax daal mais li ma jàpp rek mooy symboliquement lu ñu joxe assemblée maanaam fukki millions yooyu nga xam ni dañ koy jël xool ku ci nekk sa salaire fu mu toll comme ni ma la ko waxee rek ci député man dama koy wax askan bi laa nekk. ci député laa ku ci nekk ama kuréel boo nekk. député man dinaa gis ñoo xam ni député simple lañu mais daañuy jaay par bés lu ma toll fukki junni ba ñaar fukki junni assemblée boobu ñu nekk de man nekk naa commission des lois. mais daanaa toog balaa midi nit ñëw fëgg sama bunt du ma leen xam sax ordonnance laa am parce que assemblée dafa jege hôpital yi donc li may wax di ci gërëm sama mbokk député yi wax leen fi ngeen taxaw tamit taxaw na boo xam ne vraiment jéppu ñeen te góoma ñi ngeen dëkkal tamit jéppu ñeen kon nag ni mu valable ci député yi maa ngi ñaan tamit cadre yi nga xam ni ñoo nekk ci kër yi ñoo xam ni journaliste yi suñu mbokk yi ñeneen ak ñeneen ñëpp ku nekk tamit jëlal sa bopp say soxna tamit dafa sa wàll yaakaar naa lu su amee say bi dina gën a yokk. alors maître dem ngeen voté loi d'habilitation jëm si wàllum état d'urgence beeg loolu lan la ëmb dëgg-dëgg loi bi. waaw xam nga. faram fàcceel ñu ko. maanaam ñu dañu am ñaari charte assemblée nationale mooy ndawu askan bi ñu koy assemblée nationale parlement lépp ci dëkk yi mu nekk bu dee ñaari kuréelu askan la yu demee mais ñun assemblée nationale bi nga xam ni Sénat mu fa léegi député yi ñoo fa nekk donc constitution bi ci boppam mooy charte bi nga xam ni maanaam ci saayir laay wala ci maanaam doxalu askan bi mooy bi gën a mag moom moo wax ni président de la république nga xam ne mooy njiitu réew mi di ko nuyu au passage dafa am maanaam ay sañ-sañ ak ay wareef yoo xam ni moom ci boppam maanaam daf ko am constitution moo ko voté. article 77. alors. non excès gu ma foofu pratiquement. xam naa ni fa nga jëm. donc maanaam article yi ni ñu koy defee ci loi. dafa mel ni ñuy nasee course par exemple maanaam du ñu ko jëlee di ko jaxase nii boo jëlee seede bi jël yeneen kii yi tamit dafa am nu muy demee alors dina moo jamono bu fa tolloo réew mi am nu mu taxawee moo xam wàllu guerre la xare guerre la ñu nekk sax parce que dégg naa suñu benn mbokk député bugguma sa di ci egsiwaat naan ne wuñu ci guerre mais li ñuy raw moo nekk ci guerre kon tey ji jamono yi ñu def loi boobu di ko nas boobu ñu xamoon ni am na jàngoro yoo xam ne mooy raw ci musu ko guerre moom li ñu ciy wax affaire rey nit la rey ak yu demee noonu mais corona bi yaakaar naa ni mu commencé bu ko continuer nii mooy raw deuxième guerre mondiale mooy raw guerru États-Unis ak Japon donc pour gàttal président bi nag am loo xam ni constitution moo ko may mooy bu ñëwee ba dëkk bi toll foo xam ni ay jafe-jafe am na dina am ndogal yu muy tëral maanaam li ñuy wax état de siège état d'urgence et état de siège yooyu yëpp mais boo gisee ma wax la ko génn ma gis sujet bi parce que loolu tey maanaam moo waral tey ji président bi parce que lii pouvoir normal am la loi d'habilitation bi nga xam ne jox nañ ko kooku maanaam président dafa am sañ-sañ yoo xam ni maanaam bu jàmm amee temps de paix ce qu'on appelle les pouvoirs normaux. mais ñu bëri dañ jàpp ni aussi pouvoir yi dafa bari dama la jox exemple kaaw Ousmane Sonko wala waa PUR Issa Sall wala tamit Mamadou Lamine Diallo bu tekki ñoom sax mbir mi voté woon ko dañ jàpp ni daal li président de la république mën na fa jaare ba pare daal di def lu ko neex. mais sëñ Cissé dama yaakaar ni yow démb
waaw xam naa coono aussi reportage moo la xaw a jàpp xëy na peut-être. waaw mais ndax lim ci ñoom mais lim ci def comme Ousmane Sonko moom texte voilà bu génne voilà voilà moom Sonko moom du ma wax ni du ma koy toog tuuti mais xam naa bu ñuy topp ne daañu xaw a sànq daañu gën a sànq wala ñu sànq donc. ñoom dañ jàpp ni lii non président de la République mën na si profité ñoom ñan exemple comme Ousmane Sonko par exemple. waaw dama bëggee nag booy lim tamit ak Issa Sall waaw booy ñoom lim dañ kay jàpp fo- ni fo- mbir mi fo- président de la non, République mën na ko def Ousmane yoon Sonko ak kan. dama di comme Ousmane Sonko par exemple moom. waaw da nga naan kay mel ni moom parce que waaw. boo bëri comme tamit bon tubaab la ñuy wax. xëy na dañu ko kii. waaw. mais boo nee mais Ousmane Sonko par mais da exemple ngay lim da nga naan rek diw. waaw moom dafa diw jàpp de ni lii gis nañ ko dégg nañ ko. ci kàllaamam wala ci jëfinam wala ci li mu bind ne man kat lii ak lii. ndax moom dafa génne balaa texte bëgg nga dellu moom si dafa nag. génne texte. waaw mu ni mbir mi daal d'accord aussi ndax lii président de la République mën na si profité def lu ko neex am pouvoir yu bëri bëri. waaw man bëggoon naa tamit nga baal ma yabu ma leen de man Sonko cadre la mais yaakaar naa ni fiscalité yooyu muy yëngatu li nga xam ni vraiment mooy suñu téere muy constitution bi mu koy bañ a lire diagonale wala di ko lire médiane quoi. moo def naa moom. moom noonu la koy kiiwee seen parti bi nga xam ne moo ko yor école du parti boobu mu yor man directeur école du parti bëgg naa wax dëgg yàlla muy gën a jàng quand même constitution bi yaakaar naa. xam lan mooy pouvoir normaux ak lan mooy pouvoir exceptionnel. amul dara loo xam ni changé nañu président de la république mais loi d'habilitation boobu ñuy wax du caagi ñu rek bu amee coono la koy def déedéet assemblée nationale boo xoolee suñu constitution bi muy article 77 boobu nga def ma jëm si dañuy assemblée nationale mën na habiliter président de la république te boo itam il faut ñu am parce que dama dégg ñu naan procuration assemblée doorul ci liggéeyam boo ko xoolee démb ba ñu voté loi bi nga xam ni moo jëmoon ci li nga wax te ponku juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar mi l'article 77 maye ko te kooku loi ordinaire la du loi d'exception kon ñu Ousmane Sonko vraiment bëgg na ak vraiment tout le respect ñoom ñu war a jël réew mi quand même constitution ci li ñuy war a waatee wax dëgg yàlla ñu jàng ko daf mel ni rek nga ñëw ne ili mandat te commencé déjà di liifantu xamoo sax vraiment fàttee mënoo ko tari yaakaar naa ni moom ci loolu la nekk actuellement niveau boobu la nekk bëgg naa mu jàngaat constitution bi xam ni président dafa am li ñuy wax pouvoir normaux ak pouvoir exceptionnel pouvoir exceptionnel mooy li mu dox sànq état du siège bi nga xam ne su amee mu mun ko jël te su boobaa maanaam sañ-sañ ma amoon day gën a yokk mais loolu may dégg ñuy wax gis naa mu bind benn affaire parce que li ngeen xamul mooy que moom ci boppam loolu mu doon lire noonu da ko préparé pour lire ko ci assemblée ba waaye yàlla dogal kon que moom fës la bëgg ak feeñ mbir bi ma amee groupe bi nga xam ne muy non inscrit ñu dogalee woon ni nii lañ koy doxalee te loolu daañu ci dellu sur ci la base de article 19 ne ñëpp lu ñu mën a ñëwandoo xëy na way boobu mu fentoon pour war ko way foofu yàlla dogal ma mu ñëwal foofu ci keroog. da nga jàpp ni ci texte mbir ma da nga jàpp ni texte bi woy la. waaw non mais woyantu la parce que su ma ko déggee mu naan moom ak keneen ci Moustapha Diakhaté ancien président naan li coup d'état la président day gën a amaat ay doole amul dara lu ci changé lépp li ci changé gisuma ko ci te naa la yëgal lenn moo tax il faut ñu xool constitution bi président waxuñu ko rek autoroute baa ngi nii feu rouge yaa ngi nii bu romb dara déedéet. am na ñu jàpp ni boulevard la kon du boulevard. waaw kay voilà maanaam rek àll boo xam ni moom géeju commune rek xam ñu koy waxee te encore. vraiment géej bambulam je sais pas. boulevard la boo xam ni dafa am ay feu rouge am ay feu jaune du feu vert ba muy jeex parce que lépp loo xam ni da ko war a jël assemblée da koy ratifier ñaareel sa tey bu ñu demoon ba nga xam ni sax dégg nañu yoon ñun député yi ñoom am nañu sañ-sañ dem conseil constitutionnel pour mën a trancher décision yoo xam ne ci loi d'habilitation donc loi d'habilitation boo ko déggatee wax ko ci kaalaama habilitation ne veut pas dire procuration ça ne veut pas dire renonciation il faut quand même que les gens s'accordent au vocable pour connaître leur vocation maanaam lépp loo dégg ñu koy tuddee benn tur il faut ñoom dem ba ci njumbaxta ba xam loolu lan lay tekki assemblée tudd rek ñu neloon ne président daal ñu ngi def suñu ko noppalu ko vraiment lu la neex defal lu la neex defal lu la neex defal demeewul noonu. alors maître Djibril War sa xam-xam aussi dafa màcc ci wàllum yoon am ñu jàpp ni état d'urgence fukki fan ak ñaar ak loi bu ngeen voté démb est-ce que day signifier que ni mbir mi day dem ba ñetti weer am na ñoo xam ne daal ñu ngi poser question boobu.
waa xam nga tey jii man yàlla daf ma ko ci sant ma nekk député fii ma nekk parlement panafricain mu nekk Johannesburg ma nekk fa président commission de loi bi nga xam ne moom laa fi yore woon foofu nekk juróom fukki état ak juróom nekk lu toll ni ñaar téeméeri député ak juróom-ñaar ak lu topp Afrique yépp fa nekk dëkk bu nekk yore juróomi député soo xoolee tey jii li fa xew naa dal ci parlement nga xool Afrique du Sud ci boppam di dëkk boo xam ni dëkk bu rëy a rëy la am seen constitution am seen charte du gis nga ñoom actuellement mesures yi fa am kon tey jii président ci boppam bu dee constitution moom li mu wax yépp du loo xam ne moo ko moomal boppam constitution bi moo ko wax tey jii état d'urgence bi ñu doon wax ne woon nañu daañu dem ba ay yenn moment bu ñëwee ba ci toog ñu yokkaat ko et cetera mais tey bu ñëwoon état de siège parce que tey bu doon état de siège mooy temps wu guerre mais mun naa wax ni jamono ji toll corona ci boppam mais mun nañu wax parce que nit tamit loi maanaam loi day évoluer pour doomu aadama yi la mais fu ñu toll tey corona bi nu mu duggee dëkk yi ba ci biir ka guerre sax di nga di Sénégal yàlla tere bon France xeex na ak Allemagne Amérique xeex ak Japon ñu ne frontière baa ngi nii Chine plutôt fii la ñuy jaar fii la ñu dul jaar mais corona bi nga xam ne dafa dugg ba te kenn sa noonu sax dañ ko mën a gis tey armée bu doon guerre ak keneen beneen dëkk daañu xam ni dëkk bii la soldats yii la si généraux yi taxaw mais actuellement mais corona bi ci boppam mais moo raw guerre bi nga xam ni moom la Moussa Diakhaté naa noonu newuñu ci guerre lii raw dafa naa fi ñu toll kay moo nekk guerre parce que noonu bi nga xam ni doo xam fu mu nekk mi ngi ci ngelaw li mi ngi ci lal yi mi ngi ci oto yi te mënoo ko gis bët mënu ko gis mais bu dee guerre kay mooy son noonu bi nga xam ni da lay faagaagal kay nga war a jël say matuwaay kay kon dama xamul lu ñuy woowee guerre kon naa alors maître pour mu leer rek laataa ñuy ubbi téléphone bi mbir bi day dem ñetti weer wala ginnaaw ba ngeen voté loi bi waaw mën na ko nekk xam nga tey jii xam nga ñaan rek yàlla moom jaam beeg yéenam yàlla ak dogalam tey jii suñu borom ak kattan ci baaxaam yi yërmande mais dara wóorul mën luñ ci am jot que fii ak semaine mais ñi nga xam ñi ngi saytu di liggéey ci wàllu faj mais mun na am ñu génnee vaccin bi mun na am ba nga xam ni fii ak ñaari semaine loolu mën a dañ kon yaakaar naa ni loolu ñuy jël jox ko président du pour rek mu nekk bànneexam ak coobareem demeewul noonu d'abord naa la loi d'habilitation amul lenn loo xam ni mën na ko def te yoon may ko maanaam loo xam ni maanaam ñu abusé parce que am na loi yoo xam ne mën na ko def commission de délégation bu assemblée boo xam ne tamit am na coobare yoo xam des fois day ko ñu jox président Macky Sall bu assemblée nekk fi jafe-jafe loolu bëgg naa ko rappelé nii loolu am na mais am na beneen boo xam ni dañ koy mënu ko def mooy loi organique te loi organique mooy loi bi nga xam ni mooy nga mën a changer kuréel yi tribunal nan la war a doxee yeneen institutions yi mu def loolu moom am sañ-sañ donc loi bi mu ko mayee loolu am na fu mu yem am nay frontière mais justement fu mu yem ak yooyu noonu démb am ngeen amendement waaw lu tax waa xam nga amendement amul lenn loo xam ne ndax loolu garde des sceaux moo ko sàkk woon wala ministre de la justice Malick Sall dafa nekk sañ-sañ boo xam ne boo xoolee suñu constitution bi dañ ko may gouvernement maanaam muy ministre bu ñëwee assemblée may ko tamit ñun député yi maanaam dafa nekk sañ-sañ boo xam ne ak mën-mën boo xam ne ñun ñaar ñëpp lañ ko def maanaam ñi nga xam ni ñoo nekk ci nguur yi ñu jiite ak ñi nga xam ne ñoo nekk maanaam di nas sart yi xam ni moom la ñuy voté donc amendement dafa am day am commission technique mun a am plénière maanaam fu loi ñëwee ñu xool parce que moo tax ñu naan assemblée bi ñu voté la dañuy ko poste la mais demeewul noonu assemblée yi fi ngay gis léegi voté loi nekk li nga xam ne moom ñu ci xaar de mais amendement yi la amendement mooy loi bi bu ñëwee ñu xool ne kat am na pocc boo xam ni ni ñu ko bindee ni ñu ko defaree daal mën na indi leneen loo xam ni mën na faagal léegi ban ponk la woon démb waaw mooy bii garde des sceaux ministre de la justice Maître Malick Sall bi ñuy le président dañ ko habilité mën a jël loi boo xam ne maanaam loi bi loi d'habilitation dina ko mën a may
mu mun a jël la ko wàññi mu daal di article premier ba fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi mën nañu woote si 33 824 06 ba lim dañoo wax ni par exemple président ci boppam mën na jël maanaam amendement bi moo mën a jël maanaam ordre économique budgétaire sécurité et sanitaire léegi nag li nga xam ne moom la njëkkoon def mooy remplacer notamment économique financier sanitaire te loolu sax maa ngi yëgal alors bi suñu député bi que dégg naa mi wax tamit ci télévision moo koy gërëm di ko sant mais bu mu waxee dafa yëg loo xam ne man kat wax dëgg yàlla su ma gisee dañuy nasee si wax dëgg yàlla ci man gërëm aussi mais am na moo yoon bu ci duggee comme ay juridique ak yooyu maanaam mën na jaxase xel nit ñi ba bokk ci affaire am ni sax mën na xëy suba jaamu am ni yéwale ko déedéet il faut ma fàttali leen man maa jël problème may dégg ay mbiru ñi amendement bi sax ay mbiru moo ko ab du boobu gis naa président coow li amee ñu ne non conférence des présidents lii la ñuy def ay débat bu mu waxee suñu mag ne dal na nañ def ma leen sax yow li nga wax sëñ ab juridique bi nga wax yëpp bu sa xel ñaaw président Macky Sall amnistie moom moo ko assemblée amnistie grâce bi nga xam ni moom la ko constitution bi may ba nga xam ni comme ni ma ko defee barki loolu mu nekk temps wu corona dina jàpp am na ko dara rien ne se fait rien ne se crée mais bu ñu koy amee man je crois que mu juridique aju ko parce que tey décret yi jël par voie judiciaire tribunal tay ay na at yu bari ko jarul ci loolu noonu la mbir mi demee donc président Almirou moom ci bopp maa ci waxtaane moom mi ngi may dégg mu ne ma met li nga wax sax lu am solo la mais comme que wax nañu la ñu bàyyee ba ci kanam donc noonu la mbir mi demee mais amul loo xam ni wax dëgg yàlla bon du nasaxal xelu nit ñi pour ci lii war a ci laa donc li ñu waxoon loolu moo taxoon finalement président ci boppam yaa may dégg avant sax ñu ko waxtaanee ci ñun léegi bi ñuy waxtaanee ba bu décider loolu ne léegi ñun lii daal li ñu bëgg a def bi ñu defee loolu président moom ne lépp loo xam ni rek jàmmale indi rek te li ñuy xel li ñuy dal rek wax dëgg yàlla boo la xalaatee loolu rek force boo mën a yéen député ngeen mais yéen bu ñëwee ba taxaw di wax parce que assemblée on est politique quand même. bëgg naa ñu wax ba député yi. donc boo gis ci kër la jógee comme li ñuy wax mooy le président de notre coalition. donc moom bu jëlee initiative ci moom la jógee parce que du proposition de loi moom moo demandé pour ñu def habilitation bi bu mu ko demandé mu ñëw ci ñun. su dara jaxasoo amee ba waxtaan ceeg moom mu ne li ngeen wax tamit xalaat bi noonu loolu moo waral Almirou bi ñuy waxtaan man ak moom ñun ñaar ñu wéet ni di wax ni ba mu ne ko juridique bi sax ak judiciaire parce que juridique ak judiciaire du benn mais comme affaire attekaay bi yu demee noonu ñu xam ne que président bu ko jëlee léegi bu mën na yow suba jàpp kenn xeer suba non defeewul noonu ngeen daal mbir mi daal doo leen si dugg voilà loolu moo tax finalement ñu ne léegi on l'a remplacé léegi ordre économique budgétaire sécuritaire sanitaire donc ce qui fait que budgétaire financier. Maître am na ko nekk si ligne bi économique loolu la ñuy wax Maître baal ma am na ñuy insister nekk si ligne bi allo allo. allo oui salaamaaleykum. waaleykum salaam. kilifa gi noo tudd ak fan ngay wootee. man Mohamed Cissé laa tudd maa ngi lay woo HLM Grand Médine. bismillah Mohamed. ça va ñu ngi féliciter maître di la féliciter donc ci débat bi. jërëjëf. donc di féliciter aussi assemblée nationale bi ñu amee grandeur voté loi d'habilitation bi. parce que ñun sénégalais yi ñoo fal assemblée. waaw doy loolu leen donc bien que c'est des politiques am na ay affaires léeg-léeg mais ba tey sunu assemblée la donc am nañu. donc Sénégal fii mu toll
tey ji ainsi bu président demandé à ce que ñu votel ko loi d'habilitation je pense que sénégalais yëpp rawatina assemblée yëpp député da nga war a jiital intérêt sénégalais yi ci loolu bul gisati président Macky Sall vous êtes son opposant wala ainsi de suite mais amal bu rafet que ni li mu ne nous sommes en guerre c'est pour combattre ce virus ce corona là loolu moo tiital askanu Sénégal que bépp politique wala nekk assemblée loo ci mën a wax les sénégalais prendront acte parce que instant bi di tolluñu fu ñuy non je suis de l'opposition je suis du pouvoir nekkuñu foofu li am solo mooy donner au président plein pouvoir pour combattre ce virus là sénégalais yi am jàmm àdduna am jàmm loolu lañ soxla mais nekkuñu fi loo xamante ni di naan non président xel yi di lëndëm ak yooyu parce que nit ki aussi na nga nit ki ngay votel na nga votel yëpp parce que bul ñaaw njortu ci nit ki Sénégal fi mu toll nekkatuñu non mais instant bi nii mooy wóolu président bi plein pouvoir mu dérouler lu xeex corona bi je pense que loolu la Sénégalais yi di xaar te heureusement que l'Assemblée a eu la grandeur de voter ce projet de ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen di remercier di ñaan yàlla corona yàlla na fi génn ak jàmm ndax xelu Sénégalais yi jaaxle na la lenn rek laa ci bëgg a yokk comme question je pense que bu ci mënee tontu waaw mooy je pense rumeur je sais pas en tout cas pour l'aide alimentaire bi ñuy envisager bi état bi di envisager de ñu ngi naan Dakar Pikine Rufisque je sais pas est-ce que c'est avéré bokku ci ma bëggoon laaj yan critère wala ñu koy conseiller jël ba mën a exclure est-ce que yaa ngi dégg cette région de Dakar là parce que pauvreté bi am fii dafa doy waar bu fekkee dem nga dans les banlieues en tout cas loolu bu fekkee si c'est avéré yan critères le président Macky Sall teg pour vraiment est-ce comprendre ces populations là qui se trouvent dans la région de Dakar loolu rek laa ci amoon lu may je vous remercie. merci beaucoup maître bismillah. waaw maa ngi rafetlu moom it ci say yaakaar ne takk na taxawaayu citoyen fi ñu toll nii comme ni mu ko waxee wax naa ko léegi am na ko taxaw ku mel ni Moustapha Diakhaté newuñu ci guerre ba président di def parce que loolu mu wax sax man dama leen yëgal leen fi ñu toll ginnaaw bi ma ko tontoo pour yëgal nit ñi ne fi ñu toll actuellement xaaru sax ñu nekk état d'urgence mais am na wax yoon bu ko nit di ko jëmale moo xam ci presse la nekk moo xam ni plateau la nekk muy article 255 du code pénal maa ngi wax ci ñu jàng droit ñu ngi ko guddi yi ñu toll kuy wax loo xam ni day nasaxal maanaam xelu askan bi comme bu leen voté boo leen defi li président kooku yoon dafa war a dal sa kaw on a procureur bi ki démb bu Moustapha Diakhaté wax loolu mooy na nga war a dal ci kawam normalement. kon da nga jàpp ni Moustapha Diakhaté procureur de la République mi ci condition bi dañu ko leen ko ràpp. ah bon comme ni ñuy ràppee Samba Aboy yóbbu ko ci kaso bi te loolu maa ngi interpellé le garde des Sceaux di interpellé le procureur de la République fi ñu toll actuellement moo raw guerre dafa mel tey bu ñu ne woon ci guerre nga naan son noonu bravo defal ni ngay def bu kenn def dara militaire da ngeen toog mais kooku amul dëgg boo ko defee sax dañuy dagg sa baat kon li mu wax dégg naa ko fi ñu toll moo raw guerre te wax dëgg yàlla ni mu ko waxee ni xam naa noonu la ko citoyen déggee loo xam ne noonu boo xam ne doo ko dégg amoo benn arme sa guerre da nga yore fital wala nga yore ay canon wala yu demee mais kii ba li xamuñu fu ñu jëm ak moom kon kuy taxaw naan du ma voté normalement ci am na dëkkam tey bu ko Sonko defoon ak li mu wax mais dañ ko déchoir de ses fonctions de député maa ngi wax parce que parlement yëpp président commission des lois dëkk yooyu am na boo ko defee dañuy yóbbu sur le champ jàppale comme criminel de guerre la ngay woowee kon vraiment bëgg naa plateau yi tamit ñuy doxal bi ñuy invité ay nit comme ay plateau yom dama di gis sax nga baal ma ay ndumbe naan ak yeneen ñuy taxaw naan président bi waroon def lii peut-être toll ci fi nga xam ne dañu ndax président waroon na wut ay faagal loolu dawatuñ ci loolu te képpam yaa koy wax yaa ngi dugg ci foo xam ne yoon bu la songee ba yanu la dóor la ci suuf vraiment bul mere kenn. am na ku nekk si ligne bi maître allo. maaleykum. mais daf mel ni sa yaram dafa tàng de. allo ma gis ay nit di allo fooy jàngoro ji. allo ci kaf. oui dafa doy waar. bisimilah soxna si ñun lay déglu bu baax a baax allo mais je pense bien mënoon nga wax rek sans nga tudd aussi. waaw mais tur bon beeg en yooyu fait man temps est passé de j'interpelle par la CNRA mooy nga ne mooy seen police am na taxawaay mu war a taxawee guddi yi ngi toll yéen ñi nga xam ni wax dëgg yàlla yéen soldats yi askan bi yaa ngi jël xibaar di ko tasaare dafa naa newutu heure boo xam ne comme ni mu ko waxee. mais je nekk ci ay mais je plateau pense
bien que aussi médias yi ñu ngi def seen liggéey. ah non ñoom non médias yi comme ñun fii médias ñu ngi def suñu liggéey. médias yi ñu ngi def seen liggéey am na benn bataaxal ma envoyé dem suñu mouvement en dehors de la politique mooy le regroupement du sursaut na ma ni léegi sursaut. na ñëpp jóg loolu daan si ñëw sax am na ku nekk si ligne bi sursaut boobu daan si ñëw. allo am na ku nekk si ligne bi bisimilah. allo salaamaaleykum. aleykum salaam. waa ITV. yaa ngi en direct si ITV. waaw maa ngi leen di ziar bu baax di rafetlu seen waxtaan. dolli ziar. waaw bëgg a intervenir ci waxtaan bi rek. ñun lay déglu bu baax. wala ci li nga xamante ne moom laa constaté ci côté transport bi. ci côté transport bi laa bëggoon wax. woon daal véhicule de transport yi nañuy respecter la moitié des places. te il s'est trouvé que boo xoolee ci tata yi pratiquement xawaay bi rek lañ dul def mais place yëpp la ñuy toog nga jóge foofu aussi car Ndiaga Ndiaye yi aussi ñoom ci Ndiaga Ndiaye yi dañuy yeb ba fees. ci car rapide yi aussi ñoom dañuy yeb ba fees dañuy jël def leen di jaral sax ñoom ñu dévier fi nga xamante ne horaire yi policiers yi dañ fay taxaw. léegi loi bi nag loi bi député yi voté démb nag ban xalaat nga si am. waaw loi bi li député yi voté démb moom yaakaar naa loolu lu normal la parce que aussi président bi li nga xamante ne moom urgence mu mën ci taxaw te Sénégalais yi yaakaar naa ci foofu lañ koy xaaree instant bi nii comme voté nañ loi bi kii ko ñu voté ko à l'unanimité vraiment il doit passer à l'action. jërëjëf comme ni mu ko waxee noonu ci vivre yi mu jéem ko séddale waa àll ba parce que ñoom tamit sonn nañ te soxla nañ. jërëjëf. voilà jërë ngeen jëf. mais aide alimentaire bi aussi sànq am na ko wax ban xalaat nga si am nan nañ ko war a tëralee ci sa gis-gis. waaw nga may ma balaa ma egg ci loolu am na moo xam ne wax ne maa ngi koy gërëm moom tamit wax dëgg yàlla parce que Sénégal yi muy wax nag conscience nationale li ñu naan conscience nationale yi nga xam ni da ngay xam ne yow ci dëkk bi nga dëkk juddoo ci askan bi mu nekk ñi nga xam ñoo fi ne woon démb yàlla jëlee ak ñi nga xam ñooy juddu ak loolu mooy conscience nationale. gëm naa ni ma ko bindee woon ci sama kàllaama boobu bi defoon am na sens am na lu mu wax ci affaire oto yi maanaam état d'urgence bu amee comme situation yi ñu toll yoon sax may na nguur gi ñu def ay réquisition nga am sa hôtel ñu ñëw jël ko am na maa ngi gërëm waa hôtel yi ñëw dañuy jël sama joxe ko mais yoon may na oto yi amoon ñëpp muy privé mu ne oto yëpp jël naa ko nangu ko seen loxo pour ay diir. maanaam bu doon tey amuñu ay ambulance wala yu demee noonu di yëpp ay nit wala jël ko pour des soldats chèques yooyu sant yàlla parce que ñun yëpp am nañu yooyu yëpp pratiquement mais tey loolu la ñuy wax réquisition le pouvoir de réquisition état daf ko am tamit moom da ko les prérogatives exorbitantes de droit commun yi nga xam ni de la puissance publique yooyu dafa am mais kon affaire oto yooyu mooy mu wax dégg naa ko mais am na leen loo xam tamit wax nañ ko sànq ci affaire maanaam ni ñuy jébbalee maanaam dundu geeg yooyu. am na loo xam ni man léegi laa ko gis sax léegi nii moo tax maa ngi gis léegi la présidente Awa Gueye di ko nuyu présidente commission santé ak affaires sociales di am xibaar boo xam ni mi ngi koy jottali député yi en fait réseaux sociaux yi la ñu nekk mais bon loolu laa jotagum gis mu ci wax ni maanaam ni ko ministre bi nga xam ni mooy ministre bi yore maanaam monsieur Mansour Faye bi nga xam ni moom moo yore maanaam lépp lu jëm ci loolu waxoon nañu daal yaa ngi xool dañuy fexe ba nga xam ne lu toll ni million ci ay njaboot ministère de l'équité sociale maanaam ci fànn yi la koy defee daal maanaam 588 046 ménages nga xam ne di sélectionné ci registre national bi. waaw ndax communiqué bi daanu na sànq. waa 411 955 ménages ñun boobu département ñu ngi tëju comme ni ma waxee man ak le président. Alioune ak beneen kuréel di liggéey di gëstu di xool tamit parce que assemblée. du rek nekk ci plénière bi am na ñoo vraiment. amuñu samedi amuñu dimanche. dëgg la donc ak man seen ak sama commission président technique yooyu. voilà sama président mais am na ku nekk si ligne bi. voilà nga baal ma rek donc loolu daal. allo 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 bismillah allo ñun lay dégg. waaw salaamaaleykum sëñ bi. aleykum salaam. waaw émission bi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax. xam ne ITFM moom daanaka boo ko installé mujjee ñëw mais ñu ngi koy defal mention spéciale. ndax saa yu xëyee mën nañ ne moom la ñuy siraan ba ñuy tëdd daal. jërëjëf. waaw ñu leen di ñaanal nag di ñaan feebar bi yàlla na ko yàlla gaaw jëlee.
amiin di kontaan seen bu baax a baax leen rek moo ñun xaw a kii daal mooy ndimbali bu ñëwee bii paane soo mënee yëkkati kàddu gi si kaw ma ne ndimbali ah ndimbali waaw bii paa bu mën a dem si ñu ko yeyoo daal moo gën daal waaw ñu xool waa àll bi xool maanaam ñi ko gën a soxla daal ñi ko gën a soxla waaw am na ñu ko gën a soxla ñu jox leen ko daal si loolu sax la maître nekkoon waaw nañ def loolu daal jërëjëf waaw di leen defal mention spéciale di leen wax nag ne bëgg nañ antenne i rajo Diourbel trop nag incha allah bëgg nañ ko Diourbel trop incha allah waa kay jaajëf kontaan nañ ci jërëjëf kilifa yi dégg na la bismillah waaw moom tamit mbirum vivre yi la doon wax ba léegi waaw maa ngi ciy rafetlu quand même et comme ni ma wax rek président yaakaar naa ni bis bi du war nit boo koy xam du ci benn bis sax nga koy mën a xam et bi ma déggee sax bi ñu wax ci jomtukaay avant ma ñëw ci lii ñuy waxoon naan ndax xaalis ni ñuy defee dund gi parce que avant lii di am xaalis bi d'abord ñu ngi ci doon wax muy force quand même naa bi ñu jëloon pour xaalis bi demee nu ñu koy defee force Covid booba dégg sax sa mbokk mi Sonko naan oto yi bu ñu ko jëlee ay 4x4 yu demee noonu président sax avant loolu di am sax déjà commencé na déjà di aytu di attu gouvernement bi ci affaire oto yooyu demee noonu kon yaakaar naa def naa lépp ak way bu yàqu la quoi maanaam mais su ma delloo ci li mu wax nii président moom boo xoolee campagne am mu yoonu yokkute yooyu yëpp daf ni Sénégal bi nga xam ni ñëpp ci gis seen bopp moom la tëgg ci yoonu yokkute def ko ci PSE moom mu lay dawal ba léegi maanaam fexe ba nga xam ne ñi dëkk taax ak ñi nekk ñam ci biir Sénégal ñoom ñëpp ñoo bokkoo sañ-sañ ñoo bokkoo doyoo te alal bi ñëpp ñàkku ñëpp la kon tey jii bi ñu defee régime bi dégg naa sax ñu ngi naan wëy Dakar ak yooyu dañoo war a bàyyi ak demee noonu mais yaakaar naa ni président am na yërmande am na xalaatu askan bi xam na fu nit ñu toll mais fu ñu toll fi mu nekk mooy mucc bi mooy lan tey bu ñoon diggaale woon sax ne tey daañuy woor weeru ko benn yoon la ci weer bi ci at bi muy benn weer tey ji suñu bakkan ak suñu mucc war ñu mën a jaral lépp lu ëpp loolu kon tey ji ginnaaw ko président moom ñëw na jël maanaam ndogal yi xool nii lay def gafa gii la génnee mooy loi d'habilitation bi nga xam ni daf naa ko yërëm askan bi xalaat seen mbëbal nga rawat nga nekk ndaw askan bi yaakaar naa ni loi bi doo ci xalaat ay fi mu nekk ay faagaagal ak ay fentek ay naxaat daf naa dañoo dépassé loolu yaakaar naa ni ñu muccee tey jii muy waa Sénégal di waa ba ci waa diaspora sax leen ci boole kon tey jii mais ñu jël boole na ci affaire boobu ñu jël téléspectateur bu mujj après ñu daaneel allo allo oui salaamaaleykum. aleykum salaam. waaw sëñ bi nañ def. alhamdulilah. waaye coono yi. alhamdulilah foo ñu woowee. ñu ngi lay wooyee fii ci Touba Mbacké. bismillah. voilà li ñu doon wax rek mooy dañuy rafetlu d'abord waxtaan wi. jërëjëf. waaw di rafetlu waxtaan wi bu baax a baax ci maître leeral yu am solo yi nga xam ne nii mi ngi koy leeral voilà. beneen bi ci topp mooy dafa wax lu am solo loo xam ne nii réew mi situation bi fi mu toll nii li mu wax am na ñoo xam ne nii des fois da ngay toogandoog ñoom ci ay grand place nga dégg ay wax yoo xam ne nii man du ma ko rafetlu réew mi dafa toll ci situation boo xam ne nii ñëpp ñoo war a jàpp àndandoog président ñun ñëpp ñu booloo àndandoo jële fi jàngoro ji nga xam ne nii moom mooy lëmbee réew mi boo xoolee li xew Italie di xew Espagne di xew ci yeneen réew yi ay nit yu bare seen bakkan je pense que ne il est temps que ñëpp booloo nekk benn ñu xeex jële fi jàngoro ji loolu laa amoon lu may wax ma leen sant bu baax di leen gërëm yéen waa da ngeen jëf. jërëjëf maître daanaka waxtu bu ñuy cërale woon jeex na mais duma la bàyyi te tamit waxuñu ci sursaut bi nga doon wax noonu ndax yow yaay coordonnateur regroupement du regroupement pour le sursaut citoyen et républicain sursaut bi nga ci dugal. lu tax waaw sursaut. waaw jërëjëf parce que laa wax dëgg yàlla. te daf mel ne sawar nga ci de. di la gërëm parce que maanaam mooy li ñuy wax léegi rek. moom la laa xëy ma ci moom la wax ci tubaab sursaut xamu nit da nga jëkk saa tiit ci nelaw tëb gént ma cauchemar yenn saa yi tamit nga dajeeg rabu àll ci digg màndi daw wala nga kii nii sursaut maanaam mooy jógaat yëngatu loolu moo taxoon man député laa à l'Assemblée homme politique laa ma ni daa ngi dem bu jàmbalo joo xam ni ñu ko doon ñaan mu nekk ci jàmm mais wala ñu toll foo xam ni
su jotee ñu li ñuy waxee hymne national ñun ñëpp nekkaloo benn soo xoolee tey jii dëkk yu mel ni Arabie Saoudite nga xam ne mooy suñu màkk fu mu lu ñoom suñu yaakaar suñu yëpp ñu jël yenn mesures yi suñu kilifa diine yi tey bu ñu taxawoon tey jii sursaut bi ci ñoom ñoo la nekk a jiit la ñoom wax dëgg yàlla di leen gërëm xalif général yëpp muy Serigne Mountakha sëñ Mbaye Sy Mansour Laayeen yi waa Kër Ñaseen ñëpp ak jàngu bi parce que tey bu ñu taxawoon ne ñun dañuy def suñu diine lu mu ko waree du Massamba parce que y a la séparation des pouvoirs kon tey dina metti mais ñoom ñu taxaw ba am mat kon wala yi ñun waa politique yi wala ñu sursaut bi may wax loolu la maanaam xool nu ñu mën a àndee di xam lan mooy kilifa ba ci xale yi lan mooy kilifa lan mooy li nga xam ni maanaam mooy intérêt national ci wàllu lépp loo xam ni daf ñuy jëmee kanam mooy ci wàllu set ci wàllu hygiène nu nga doxal ak sa morom parce que l'islam loolu la wax balaa ngaa wax sa borom waxal ak sa nawle xool li ñuy fexee ba nga xam ni xale yi daañuy xam lan mooy réew balaa ngaa jàng Amérique France jàng Sénégal lan moo fi xew lan mooy suñuy démb Sénégal fan la toll am ñoo xam ne tey kaw la sa musi fa teg seen tànk xam la mooy sa réew nan la taxawaayee nan la nattoo histoire bi démb bërki démb ñen ñoo fi newoon ci wàllu diine ak ci wàllu bañkat xam lan mooy sa wareef comme yeneen dëkk yi loolu moo tax ñuy créer le sursaut vraiment di remercier sama secrétaire général Salam Gueye fi muy wax ak moom ma nga fële ci Rufisque tamit di def ay actes yoo xam ni di yeesal acte bi ñu gën a yeewuwaat loolu mooy sursaut maanaam jóg taxawaat maanaam méngoog jamono méngoog li nga xam ne mooy jëmale dëkk bi loolu maa ci woo ñëpp di commencé ci yéen la presse donc yéen ñëpp ci ngeen bokk. jërëjëf Maître Djibril War maa lay gërëm bu baax di la sant. maa ngi di gërëm aussi. et di profiter ci loolu tamit vraiment di gërëm wax dëgg yàlla équipe bi nga xam ni sama frère directeur Rakan Alsane ak yéen ñëpp parce que tey laay doog a ñëw fii waajoon naa ko lu yàgg nag bi ngeen di waaj waaye boo fekkee man maa ngi Johannesburg parlement panafricain di ñaan tamit kon ni ma ko def presse service public la yéen tey ji yaakaar ne boo leen fi ne woon tey jii lu ñu mën a def ci gouvernement bi lu ñu mën a wax ci moytu ba yooyu kon yéen bu nu mën a ŋàññi mais dama ni rek nañ gën a rafetal xam ne fi ñu toll actuellement politiciens yi seen bopp yaakaar naa ni nañ jël mi-temps tuuti boog wala boog ñu dem tuuti nord ba affaire yi paas yu ñëwaat kon daal wax dëgg yàlla di gërëm askan bi di gërëm ñu tontu te ñuy wax tamit ñoom ñooy premier député parce que ñoom ñooy waa askan bi kon li ñuy wax yépp tey jii jéemuñu xam sax fu ñu far parce que li ñuy wax du pour ànd ak président Macky Sall du pour ànd ak Massamba ak Mademba kon yéen ñu jotoon wax ak ñu jotuloo wax ñu leen di fële suñu kóol xam ni président li ngeen ko waxee nii maanaam ci dund bi ni ñu ko war a joxee parce que président ñu ngi dëkk ak moom léegi sax dañ ko mel ne ko président yow sa loxo dafa gàtt de trop parce que loo ko wax mu ne du ma leen jox dara bàyyi askan bi wallahi mi ngi may dégg. kon vraiment maa ngi koy gërëm di gërëm ñëpp wasalaam. Maître Djibril War maa lay gërëm bu baax di la sant ma fàttali ni yow membre nga ci commission des lois bu nekk ca assemblée nationale mook téléspectateurs yi di leen gërëm bu baax di leen sant ba suba incha allah.